bëccëg bi ñu ngi leen di ndokkeelit ci xew-xew bi ñu ngi jiital ci nuyoo bi ak ziyaaro bi suñu kilifa as-Sayyid Mouhamadul Moustapha Sy di jël nuyoo yépp ak ziyaaro yépp di ko teg ci suñu loxo capitaine Sayyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy di nuyu di ziyaara ñi mu ko bokkal ñépp di nuyu mbokk boppam suñu maam Serigne Babacar Sy di nuyu yaay mi nga xam ni mooy yaayu daara ji bokk ñu uuf di nuyu sama yaay soxna Fatima di nuyu mbokk boppam soxna Xajja di nuyu suñu goro suñu frère Mouhamadul Moustapha di nuyu di ziyaara suñu wayjuru bopp yi di wóllëre ci góor gi di léppam di leen masawu coono donte xam naa sax la seen maam Cheikh doon wax rekk radiyallahu taala anhu dafa daan wax ni innamal adaabu fii naa niam dafa am coono yoo xam ni ku xamoon lim lay jural ci yiw jar na sax fay ngir tegoo coono yooyu donte sax seen maam Sayyid Cheikh Ahmed Tijani bu ñu doon def heure bu ñu xëyee fii ba déwén di dellu si it du ñu yëg coono ci mbiram ndigalu kiñ ko defee it moom ndigal bum ñu jox rekk bànneex la ci ñun mu mel ni nag bu ñu doon dellu si it fii ba déwén bu ñu xëyee mën nañoo wax leneen lu wuteeg la ñu waxoon démb ndax mbiru Serigne Cheikh a yaatoo noonu ndax la Serigne Babacar Sy waxoon turandoom la donn mooy maanaahu bahrun fa laysa al aqlu nag yudriku ma waraa tawri al xija law kaana yahwaahu mbirama yaatoo noonu xam naa nag man démb maa fi jaar nab-nabi démb maa fi jaar jàngatu waaye tey nag dafa mel ni borom daara ji moo ñëw ci daaram waaw démb dama jàngatu waaye allahumma la adurru tey nag kiy jàngale mi ngi nii donte boo waxee sax mu ni damay taqale xam naa nag moom démb dafa mel ni tooñ na ma ndax gis naa mu ni chef religieux dafa mel ni WhatsApp yi ak Facebook yi rekk fu ma romb ñu ni ma chef religieux waaye nag moom dama xamul lu may wax ci wàllam ndax dafa am ku doon présenté benn kilifa waaye bi mu koy présenté di ko wax mooy kan baat ba mu ko tontu mooy man laa yaarifu shamsa est-ce que jant am na ko xamul te damay faral di wax ni y a des hommes qui essayaient de les présenter c'est se frotter à un exercice difficile les termes ne manquent guère car ils sont cultivés motivés distingués désignés courageux sérieux élogieux savant, éloquent, élégant, compétent. Mais tous ces qualificatifs réunis sont nettement en deçà de leur valeur, car ils sont choisis par le Créateur pour guider ses créatures. Parmi eux, celui qui a eu le mérite de se faire distinguer par son ambition
son action et son enseignement, l'initiateur du Colisée de l'éveil, le capitaine des cœurs, je voudrais nommer Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy Moustapha. kon nag sëriñ bi ñëpp a ngi noonu ci sa loxo tabarakallahu ubbil nañ la suñu xel taataal nañ la suñu xol yal na yàlla jàppale yal na yàlla taxawu yal na yàlla teg la loxo yal na yàlla yeggale la mottali sa yéene ci sa kilifa mottali sa yéene kilifa ci yow ci barke ñu tedd ñi nga am ñépp kon nag si Malick bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Quelle est la mesure de l'homme? Par quel standard ou calcul devrait-on mesurer la valeur de cette créature si complexe et pourtant si bornée? Serait-ce de par son apparence, sa stature ou sa forme peut-être? Sûrement pas, car ces variables ne sont guère plus que des mirages éphémères, loin de garantir la présence d'une quelconque substance utile. Serait-ce de par son nom, son appartenance, est-ce que ci yax bu rëy lañ koy natte? Hors de question, car cela n'est guère plus qu'une question de chance, la loterie génétique, loin de garantir la présence de valeurs morales réelles. Serait-ce donc de par son statut social, sa renommée, et pourquoi pas sa fortune peut-être? Loin de là, car pour un lâche, se fabriquer une réputation et une fortune n'est qu'une question de quelques mensonges. La valeur de l'homme est bien au-dessus de ces charognes qui polluent les perceptions et déchirent les cœurs. Elle dépasse les pacotilles et les vanités sans intérêt de nos sociétés moralement fragiles. C'est une question d'intention, forgée par l'intense flamme de la vérité absolue et tempérée par le souffle riche de la noblesse humaine. C'est donc bien plus que des titres, bien plus que des belles paroles et bien plus que des multitudes d'autres futilités. C'est une révélation qui altère et reconstruit le fonctionnement profond de l'individu afin de percer les apparences retardatrices et les revendications désertes des petits esprits. Entre fond et forme, entre apparence et substance, entre pouvoir et contre-pouvoir, de belles paroles peuvent aisément cacher un cœur noir. Un geste remarquable cache trop souvent une embuscade sournoise et des marionnettes, peu importe leur nombre, ne sauraient tenir tête à l'héritier ultime des secrets divins. C'est un sens exalté de responsabilité qui rappelle à l'homme noble que chaque droit accordé coûte un devoir rempli et chaque écart apporte ses conséquences. C'est cette vérité si vaste que Seyid Cheikh nous résume en ces mots très courts. Vous avez le droit de gagner, laissez-nous le devoir de perdre. Cet esprit de grandeur si parfaitement résumé est la mesure même de l'homme. Que vaut être gagnant si les âmes et les esprits saints périssent au nom des folies du moment? Que vaut être gagnant si c'est au coût de la dignité et de l'honnêteté? Que vaut être gagnant si tout est exécuté à la déloyale? Une nuance subtile, car la victoire n'a rien à voir avec les gains et les pertes momentanées. Gagner ou perdre, c'est une question de tendance. La victoire, c'est une question d'objectif. Pour le noble, la victoire réside dans l'épanouissement et l'évolution saine de ses frères et sœurs, de cause, d'esprit et de foi. La victoire est dans la sauvegarde farouche des valeurs utiles pour les graines de demain. Une victoire fertile au-dessus des gains futiles. Kon nak nahnu awlaadu Tijaani.
ndax moo tax ñu xàmmee te xam fi ñu jëm. wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu. taxale rek yàlla xam na ni démb sax biñ fi jógee ci leen jéem a xool rek lan la ñu mën a bind. ni ñu ko waxee rek tolluwaayu nit lu jara xam foo koy nattee la, ndax ku ko bëgg natt ci alal daanu, ku ko bëgg natt ci daraja daanu, ku ko bëgg natt ci ay wax yu rafet ak tur daanu. kon nag nit fan lañu mën a wat nattee tolluwaayam? yaakaar naa Seydi Cheikh résumé na ko, te mooy baatam boobu ma tudd léegi. ndax xam nga ndam lum la amal solo bu naree gaañ ñi nga am, gaañ ñi fi am solo, est-ce que jarati na ko? est-ce que loolu mën nañ ko tuddee ndam? yaakaaruma ko. ñàkk ndegam mën nañ ko tuddee ñàkk, ndax yaakaar naa ku am yàlla doo ñàkk. ki nga xam ni nee nga dangaa ñàkk, waaye ci sacrifice boobu ñi nga am ñëpp jëriñoo, ñi baax ñëpp jëriñoo, est-ce que boobu ñàkk lañ koy tuddee? yaakaaruma ko. kon nag am na loo xam ni il faut ñu xoolaat ko. am na loo xam ne ko bëggee tuddee perte da nga déggul, ndax ku si nekk ak fi nga koy nattee. xam nga bu ñu nee course, kiy rawante, ki ñuy wax ni moo ci gën a gaaw, bu ñu nee moo traversé ligne d'arrivée bi, moo ci jiitu, est-ce que mën nañ ko jàppee gagné fekk li mu rawee ñi ci des bëriwul? ndax bu fekkee moo fi raw kenn waru koo jege. kon nag fekk distance boobu amul, bu jiitoo it gañewul. ki nga xam ne nag tey jii nañ ne amateur la, miinul yëfi, xamu ci lu bëri, waaye gëm yàlla rek ne na jéem, bu ñëwee deuxième sax am na ndam, ndax rawante na ak ñi fi raw te kenn rawu ko. kon nag loolu ndam la. kon nag mbir yi yëfi dégg la. il faut ñu dégg lan mooy ndam, lan mooy ñàkk. nit amal alal yëpp, amal daraje yëpp, foo dem nañ la tudd, waaye bu la wóoree ni boo wéetee doo kenn, jaratu ko. mooy li may waxtaan ak sama mbokk bi benn bés, ma ne ko nit ñi dañuy jaawale cër ak daraja. ndax daraja buñ ko tuddee nit ñi ñoo tax, moo tax daraja fekk nit ñi ñëwuñu doo kenn. cër nag ci yàlla la aju, moo tax fekk nit ñi dàquwuñu doo kenn. nit ki nag mooy tànn ba ne ko ci gënal. est-ce que yàlla faale ko, nit ñi jéppi ko moo ko gënal? est-ce que nit ñi faale ko, yàlla jéppi ko moo ko gënal? loo ci gis choix la, tànn rek la. moo tax am na loo xam ni boo ko moomee doo ko xëccoo, doo ko xëccoo. ndax koo xam ni boo xëccoowee ay bakkan xacc, boo xëccoowee ay kurus xacc, boo xëccoowee ay ngor xacc, balaa nga xëccoo war nga xool bu baax li ngay xëccoo est-ce que jar na loolu yëpp. moo tax am na koo xam ne balaa moo xool lii sama droit la, xool moom li ko war ba pare
ndax ni ñu ko góor gi jàngale woon nit balaa ngaa revendiquer droit matalal say devoir ba pare lu jar a bàyyi xel ndax dafa xew ci jamono am naa droit def lii bu ma neexee def lii nangam ak nangam waaye la war loo ci matal nangam dara nekku ci waaw lii dafa xew d'accord waaye la war ci sa bopp ci say moroom ak ci say kilifa est-ce que def nga ko kon nag am na loo xam ne balaa nga koo tal jiitul ci li nga war ci li la war mooy gën di farata moo tax baat bu jara travailler la ndax xam nga balaa nga xëccoo sax mais nga tollool ki nga koy xëccool waaye koo xam ne bu amee yaa ko sedda tax sañoo xëccoog moom ndax xam nga dama ko mës a waxtaan ak nit ñu doon waxtaan ci diggante Serigne Cheikh ak Senghor ci pouvoir ak contre pouvoir ma ne ko da nga juum ma ne ko foofu du problème mu pouvoir ak contre pouvoir ndax pouvoir bi Senghor yore Serigne Cheikh ko garantir lépp ndax lan kàddu Serigne Babacar ndax moo fal Senghor ak lu mënti xew Serigne Cheikh dina ko protéger kon nag Senghor yorul cër dañ ko abal moo tax foofu kenn du tudd pouvoir ak contre pouvoir ndax xam nga li ma ci wax moo ci nekk ndax koo xam ne yaa ngi ko sonal teg ko lu ne mu ne tekk fi mu nekk rek lu mu wax créer la problème lu mu def indil la problème xam nga ni kooku du sa morom moo tax foofu kenn du fa tudd pouvoir ak contre pouvoir ndax pouvoir bi yëpp Serigne Cheikh a ko yore moo tax yu mel noonu dafa jar di bàyyi xel am na koo xam ne kenn mënu ko fontoo ci jamono ndax li ko yàlla dénk jox ko mu contrôler ko ci temps contrôler ko ci paramètres contrôler ko ci ay directives contrôler ko ci ay dynamique yaakaar naa ko bëgg fontoo di nga sonn moo tax dañ dëkk ci jamono joo xam ne ku ne buurit dañoo rafetal rek ndax buur boo gis marionnette la ni ko Serigne Cheikh waxee woon épouvantail yi ay épouvantail rek a fi nekk épouvantail nag bu demee bay bëgg xëccoog nit di siisoog nit di xatal nit dafa fekk ni boobu daa wóolu ñi nekk ci ginnaawam rek waaye am na koo xam ni kenn rek a nekk ci ginnaawam muy yàlla ak yonentam ñenn rek a nekk ci ginnaawam mooy mag ñu baax ñu am kon nag li ma waxoon benn mbokk fekk ñuy waxtaan mu ne ma bon courage ma ne ko wax ji yàqu la ma ne ko ndax am na koo xam ne courage ak ñàkk courage amul marche arrière kanam rek la mën a jëm kon nag muy jëm kanam am jàmm dana jëm kanam muy jëm kanam di ñàngal dana jëm kanam muy jëm kanam di yuux dana jëm kanam kon nag courage danga koy tal ndax xanaa xamoo ne ki dëgër fit sax mën na ragal waaye ki talul fit boobu dafa xam ni leneen xajatu fi loolu rekk a ci nekk moo tax ni ma ko waxee rek yàlla xam ne damay bañ sax ñuy wax ni xëy na fanatique la waaye bu may wax ndax lu awlaadu Tijaani Serigne Cheikh taxul suñu góor gi a tax ndax nag budul moom duñu kenn budul moom duñu leen budul moom lii yëpp jaru ko ni ma koy faral di waxin la sax waaye mag yéen bokkuñu tariixa yéen ay tiijaan ngeen man ab dof laa
ndax lu mu wax amul baat boo ciy teg amul xalaat boo ciy teg la mu wax daal nañ ko def nu mu mën a nekkee sax suñu yoon nekku ci kon nag ndax nu awlaadu tijaani ndax bu ñu xamee xam suñu bopp te xam li ñu war moom moo tax kon nag ak lu mënti xew dañ ko ci sant xëy na sax mën nañu wax ni daje bi Serigne Cheikh a tax d'accord anniversaire am la ñuy fêté waaye Serigne Cheikh a ngi nii te bu fi taxawoon it dëggal li ma wax xam naa ko moom mii xam na ko Serigne Cheikh mii xam na ko loolu rekk a ci nekk ba tax na taxale rek ci mbaaxu yàlla ak ci barke mag ñi yàlla na yokk yàlla nañ ko yàgg bokk di fekkee yàlla xam na ni li ñu waajoon sax ëpp na lii waaye man maa mënul di xool mbokk yi ci ginnaaw ci naaj bi ndax ni may diise góor gi daf ñu yarul ci lii àq dafa diis fa ñii rek ñoo ngi koy waxtaane fekk moom mu may tooñ mu ne ma àdduna ci kaw ba ci suuf gisul man lan laa mën a ragal lu dul benn baat bu may tudd bis bu nekk muy àq ma ne ko parce que yàlla du weddi boppam yàlla nga ñàq mu jox la sa cër lenn rekk mën a tax mu jëlee ko ci yow te mooy àq ma ne ko moo tax àq kenn du ko fooye te malheureusement bokk na ci li tardé réew mi ndax wolof àq rek la ñeme yàlla nañu ci yàlla musal ci bépp gor musal ci bépp jullit musal ci bépp boroom yitte ak boroom taxawaay ñu bañ a guddal ndax yàlla xam na ni nit ñi teel nañu ñëw teel nañu toog te dañ leen di ñeewante billaahi moo tax taxale gaa ngoog bu taxee ñu xam ni ki ñu nàmpal la bu taxul nag ñu xam ne taxale la rek te baal ñu ko kàddu yaa ngoog yàlla xam ne ni musuñu bëgg sax retenir nit ñi ndax dafa am loo xam ni xam nga mës nañ ko waxtaane ay jamono ci ginnaaw nga ne ma waaw te nga wax góor gi mu génn ndax nit ñi namm nañ ko ma ne ko maa gën a ñàkk d'accord ci mu génn ma ne ko ndax koo xam ni wax na lépp jàngale na lépp def na lépp bu génnetee lu muy waxati bu génnetee lu muy defati lu mu deful ba pare kon nag problème bi du mu génn wax problème mooy ne nit ñi am jom te jëfe noonu rekk ci nekk moo tax wax ji jarul muy gudd kàddu yi jarul muy gudd li ci am njëriñ rek ñu fexe ba jëriñoo ko li ci xaw a doy waar ñu jéem a xool nuñ ko def rek incha allah loolu laa ne woon rek bu ñuy ñëwee ñu partagé ko rek comme démb jaar na fi te suñu chef religieux moom macha allah jarul tegaat lu bëri kon ñu yamale ko foofu te gën a ñaanalante rek incha allah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu